ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal di bës fii ñu bind abonné wu nga daal di bës tous cloche notification bi dend ak moom rek lépp daal di yemb. dal leen jàmm ci Kër Bamba Imo Kër Bamba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy Kër Bamba Imo fii ci Touba Kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la Kër Bamba Imo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la dañu lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service sous transfert d'argent assurance de véhicule toute branche suñu siège mi ngi nekk fii ci Ndakaaru fii ci marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 33 832 37 18 suñu succursale ba nekk ci Touba maanaam suñu place ba nekk ci Touba 28 janook route nationale bi ak station Mac Kër Bamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين mbokk yi ñoo ngi leen di ziar di leen nuyu ci gën gaa rafetum nuyoo ci seen chaîne bu mag bi di Touba Mbella TV yéen ñuy topp ci waxtu wu ne ci jamono ju ne waaye tamit ci jotaay yu nga xamante ni yu taaru yi nga xamante ni moom la ñu amal tey nag xam naa ni dañoo toog ak kenn koo xamante ni mën na ne mentor la ci ñun waaye kilifa la ci ñun waaye tamit borom xam-xam la bu réew mi ràññee ci wàllum xalaatin mooy waaye xalaatkat yi xam naa suñu ko xoolee dinañ ko ràññee bu baax a baax a baax tax nag duñ tudd turam nag wala ñu koy présenté ndax moom jaay na boppam bu pare sang bi ñoo ngi lay ziar. waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamina maa ngi leen di delloo ziar di nuyu waa Touba Belel di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi toog di ñu seetaan. macha allah professeur Mouhamadou Sanoussi ñoo ngi la ziar bu baax a baax muy koo xamante ni kenn la ci Sénégal waaye koo xamante ni kenn la saa yu jamono yëngoo ñu dégg ko waaye wala boog lépp loo xamante ni am na ci dina ci indi xalaatam ci àdduna indi tamit xalaatam boo xamante ni nit ñi suñ ko jëfee lu ci ëpp dinañ ci gis résultat tey nag ñu war a ànd ak moom jotaay bi war a waxtaane loo xamante ni lu am njëriñ la ci li nga xamante ni moo xew ci jamono ji lépp ñu war koo tënk ci ay waxtaan yu gàtt gàtt waaye li ci jiitu rek professeur mooy avant élection législative yi problème yi nga xamante ni jànkonte woon nañ ko ak ci li ki nga xamante ni mooy dépôt yi ak parti politique yi loolu ban jàngat nga ñu ci mën a indil avant ñuy dugg ci waxtaan bi dégg waaw jërëjëf loolu li ma ci mën a indi mooy dañuy gis ni suñu réew dafa engagé wu ci démocratie te démocratie ak lu muntu doon ci àddina am nit ki buy dem fenn da nga koy jox yóbbal te yóbbal bi dafa matut maanaam les mesures d'accompagnement gis nga problème mu liste yi li ci xew ci affaire parrainage yi ñëpp gis nañ ko maanaam dañoo tànn ñi leen neex gis nga boo xoolee ci problème mu campagne bi problème mu xaalis bi ak lu bëri daal lëj na ci liñ ci mën a jàng daal mooy li tubaab bi di wax dañu nekk ci démocratie en maturité maanaam mun nañ jàpp ne dafa nekk doom joo xam ne mi ngi ci biiru yaayam xëy na même bu matee ci biir bi wasi na gut donc il faut mu am ay problème mais nag problème boobu aussi ñi koy indi dafa doon ay nit parce que xam nga politique dañoo dem ba jàppee ko noo xam ne nii warul woon demee noonu maanaam léegi bu ñuy politique ñi nga xam ne ñoom ñoo yore nguur gi toujours naga ci Senghor ba tey dañuy souvent di faralaate c'est-à-dire que dañuy fexe ba nga xam ne ñoom ak ñi ñu àndal dañuy matle ñeneen ñi duñu matle loolu nag taxul woon ñu fal état nday ji seex la dafa war a jaaxaan mais ñun suñu état yi jaaxaanuñu. macha allah état dafa war a jaaxaan waaye ñu jàpp ne 1960 en nos jours dañoo gis ni chaque campagne bu mën di am rek ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi dañuy tànn ñi leen war a jàkkaarlool chaque jour nit ñi di ko wax di ko bamtuwaat di ko waxaat yow lan nga ciy gis loolu. waaw bon xam nga mooy li ma la wax léegi rek parce que gis nga pouvoir nguur
borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne nguur drogue la dañuy wax ne ñu ne nguur drogue la gis nga nit su tuxee wala mu naan wala mu jël loo xam ne da koy tàggale ak sagoom du mun a jël àddinaam teg ko ci yoon. waaw beneen bi aussi xam nga li ci nekk mooy pouvoir surtout fii dafa ànd ak teraanga. dafa ànd ak teraanga gu bëree bëri dañuy dem nag ba fàtte ni teraanga boobu noonu teraanga askan wi la mais comme ñoom lañ ko jox ñoom dañuy bëgg di téye teraanga boobu moo tax bu ñu gisee ni Mouhamad daf leen di xatal wala Astu daf leen di xatal dañ koy dindi loolu rek moo ci nekk pour garder seen intérêt individuel mais amul leneen. macha allah pour garder seen intérêt individuel muy daanaka réew mi dañoo individualisme bu mu ëpp muy kenn ku ne sa bopp rek moom nga moo la ñor ci sa morom mi nga xamante ni moom nga war a jàkkaar lool pour war a mën a def dara waaye état suñu ko waxee ak ni nga xamante ni moom la ko borom xam-xam yi firee mu yaatu loolu tamit soo ñu ci indi benn jàngat lu mel ni ci philosophie yi nga xamante ni dégg nañ leen ci àdduna ñu ci wax ci état ban jàngat nga ñu ci mën a am mu gën a élargi ba nga xamante nit ñi dinañ gën a am beneen dégg-diggin bu yaatu ci état waaye am dégg-diggin bu yaatu ci démocratie bi nga xamante ni mi ngi sax sunum réew. waaw xam nga état dafa doon loo xam ne nekkul woon toujours. nit ñi yàgg nañ dund te amuñu état mais dañuy am société mais àddina dafa dem ba nga xam ne société yi di màgg jamono di màgg nit ñi gis ni war nañoo mën a am ñoo xam ne dañ leen di fal ñoom ñuy jiite pénc mi ñu tuddee leen ay état yàgg na fi nag amoon na ci Égypte amoon na ci Bawol amoon na ci Kajoor amoon na feneen ak feneen ak ci tubaab yi ci Grèce ak fépp mais xam nga état tubaab bi dafay wax mu ne l'état c'est le pouvoir politique institué lan mooy pouvoir politique institué c'est-à-dire que mooy déjà dañuy jël ay nit yoo xam ne nii ñoom ñoo fi nekk ne leen yéen a fiy toog mais dañ leen di jox pouvoir nan lañ leen di joxee pouvoir mooy ñaar ba ñett déjà dañ leen di jox alalu réew mi tey boo jëlee Macky Sall mooy yore trésor bi alalu àddina bi yëpp lu fi Sénégal yëpp lu fi génn Macky Sall moo koy signé donc moo yore pouvoir bi mais moo yore pouvoir bi mais moom mooy def loi tey assemblée nationale kese ñoo mën a voter loi amul kenn ku am dayoo fii ci Sénégal du benn sëriñ du benn xalif général du benn borom alal du kenn ku dul député bi moom moo mën a voter ay loi te député bi ci état la bokk donc état moom moo yore les lois mooy tëral mooy dindi te xam nga loi mooy lépp ci àddina ba fii ñu toog loi la oto bi ngay dugg loi la kër gi ngay dem loi la li ngay lekk loi la li ngay sëy loi mooy lépp mais bu ñu waxee un pouvoir politique alal jooju ñu leen jox ak loi yooyu ñu leen jox dañ leen ko jox pour ñu defaree ko réew mi ça veut dire que bu ñu ko jàppoon ba jàpp ko yow tey soo toogoon nekk président de la république ñu dajale suñuy milliards jox la ko amoo droit jënd benn tàngal di ko jox sa doom ci alal jooju parce que loolu taxul ñu jox la ko pouvoir politique la politique mooy pouvoir de la cité da nga war a defar ay tali yar ay xale leeral dëkk bi faj nit ñi ak leneen mais ñu ne pouvoir politique boobu c'est un pouvoir institué maanaam tey Ahmadou su nekkoon président de la république même buy defar réew mi du ko defar nu ko neexee ni mu koy defaree dañ koy teg ci ay charte dañ koy teg ci ay yoon maanaam tey bu ñu bëggoon tabax ay hôpital Ahmadou mënul wax ni man Touba laa dëkk comme Touba laa dëkk Touba Sénégal la bokk mën naa jël alal jëpp tabaxee ko Touba bien que Touba ci Sénégal la bokk wala Tivaouane déedéet dañuy seet entre Touba Tivaouane Kaolack wala Casamance fan moo gën a soxla hôpital ñu def ko fa waaw fan moo gën a doon priorité donc loolu mooy état mais gis nga philosophie état dañu ci xuloo d'accorduñu ci parce que daf ci am ay philosophie yoo xam ne ñoom dañu gëm ni état dafa war a yore réew Lamine Mamadou nu mu tuddati Lamine Gueye da koy wax Hegel allemand ba da koy wax Rousseau da koy wax Hobbes da koy wax ñoom dañuy wax ne état moo gën ci li doom aadama créé Hegel day wax sax mu ne état mooy yàlla ci kaw suuf parce que moo lay may liberté moo lay may sécurité moo lay may lépp mais am na yeneen philosophe yoo xam ne ku ci mel ni Nietzsche moom day wax mu ne l'état est un monstre froid dañoo defar état rek pour mun a toroxal nit ñi pour lu bon ñu mun ko teg ko ci yoon am na ñoo xam ne ni ay Bakounine dañuy wax ne état daf fi nekk comme benn armeel boo xam ne dañuy suul nit ñi te deewuñu donc da ngay gis ni état philosophie mënuñ ciy juboo mais lu mënti nekk mooy état mënatul ñàkk ci jamono. est-ce que loolu nag nga taxaw foofu li Hegel wax nga yaakaar ni gënta nuru sunu état bi ñu nekk particulièrement Sénégal mu mel ni nit ki dañ ko fiy teg mu ma jàgg pouvoir yi ñu ko jox dafay ëpp ba day ndamoo ci liñ ko jox ba di teg askan wi lu leen neexul ndax gis nañ avant élection yi ñu dugal ci biir assemblée benn loi boo xamante dañ ko voté
privé boo xamante ni ñi ko yëg bëriwut en même temps que ñu jékki-jékki gis hôpital Aristide Le Dantec ñu ne dañuy génne nit ñi dañ koy defaraat te amuñu benn décret boo xam te ne jugee na ci état. waaw non loolu moom dëgg la quoi loolu moom wax dëgg yàlla gis nga démocratie dafa am ñeenti tànk li njëkk a waral démocratie pour vous dire que li ngay wax état yi suñu état yi suñu chef d'état yi ay buur lañ comme na Lat Joor nekkee woon buur ay buur lañ comme na mag ñu njëkk ñu bëri nekkee woon buur gis nga démocratie déjà premier aspect mooy dañuy wax mooy le principe de la majorité bu ñuy jongante man ak yow ku ëppale xob mooy gagné nga sant Mbàkke ma sant Diouf wala nga sant Jaxate kee sant Kamara kee sant Jaata loolu amatu fi dañuy seet ki ñu gën a wóolu te loolu sax boo ko ci gisee suñu état yi depuis ci Senghor sax léegi xaw na tane tuuti parce que réseaux sociaux yi am na nit ñaa ngi yeewu xale yaa ngi gën a jàng nit ñaa ngi gën a dem di ñëw mais bu njëkk ba dañ daan tëju ci bureau yi di def lu leen neex di fal ku leen neex kenn du wax parce que kenn du ko yëg te boo waxee ñu duma la te buñ la dumaa doo am foo ko waxee parce que kenn du ko yëg mën nañ rey nii sax kenn du ko yëg deuxième état bi mooy la liberté état dafay ànd ak liberté de manifestation liberté de culte nga gëm wala nga ñàkk gëm yàlla bu la neexee def sa association loolu lépp xaw na fee am na fi sax liberté état dafa am beneen principe mais principe boobu moo ci gën a am solo muy le contrôle citoyen maanaam état bi xaalisu réew mi xaalisu askan wi nekk li olof Njaay di wax xaalis boo xam ne dafa am bët kenn du ko warax suñu état yi nag am na tuuti principe parce que Macky Sall li ko fi teg bu ci sàcc raxee it neexul ba neexul mais Sénégalais yi gën nañ voté bien que sàcc rax na ci Ablaye Wade fukki at ak ñaar yi mu ciy def it voté am na ci ak même bu fekkee voté ba lëndëm na ñu ngi doon voté liberté aussi am na tey ku nekk yaa ngi yore sa journal di wax maa ak yow ñu ngi fii toog fii ci école bi di wax kenn fekk ñu fi téye ñu am na dëkk yoo xam ne mënu fi woon am mais contrôle citoyen moo fi amut benn li ci njëkk mooy nit ñi jànguñ dafa am benn waaye buy wax mu ne politique c'est l'art de demander aux gens de ne pas se mêler de ce qui les regarde pas Ahmadou dëkk ci biir kër gi mais nga fexe ba Ahmadou su bëggee wax nga ne ko noo bokkoo ci te moom mu nekk ci biir kër gi te di gis li ko metti loolu doo ko wax donc da ngay gis ni amul pouvoir citoyen parce que nit ñi jànguñ nit bu jàngul boo nekkee assemblée du ko wax ay constitution ak yooyu du xam te nit lu mu xamul du ca sawar yàllaa ko bindee noonu nit lu mu xamul du ci sawar te lu mu sawarul it du ko xam bu yàggee li tax aussi démocratie bi mënul am contrôle citoyen nekk xaalis bu ñëpp di gis mooy misère tubaab bi loolu la xam bu sëriñ yi toogee fii di wax naan nañ leen dellu ci yàlla philosophie yi ak borom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi taxaw naan nañ leen dellu ci jukko yu baax yi mais ka nga gis ni moom dafa bëgg a yàq jukko yi du wax moom daf naan nañ leen ndóolloo buñ leen ndóollooyee rek dootuñ am jukko ju baax Cheikh Hamidou Kane ndeysaan bindkat bu mag ba dafay wax ci téeréem bu doy waar ba l'aventure ambiguë mu ne la misère est le plus grand ennemi de Dieu ndóol mooy noon bi gën a màgg ci yàlla Wolof Njaay dafay wax mu ne biir bu deful dara du taxaw te lekkatu kese du naxum bëy nit ñi loo leen yar-yar ci ngor loo leen yar-yar ci mbaax ñu toog ba lekkatuñ naanatuñ amatuñ dépense fajuwuñ waxuma ne dañuy bonde mais bonal leen dina yomb loolu moo tax tey suñu réew yi ñoom ñëpp ñu toog mel ni yàlla di def lu leen neex ci biir palais yi di def lu leen neex ci biir assemblée bi mais gëm naa ni nag dina dëñ parce que am na luy jóg te mi ngi changé te gëm naa ni dina dem ba baax incha allah. incha allah gëm naa ni dina denc am na luy jóg yaakaar naa changement dina am ndax ndaw ñi ñi ngi commencé di yeewu waaye ñi ngi commencé di étudier ñi ngi commencé tamit di documenté wu lépp luy xew ci réew mi ak bitim réew ndax jamono dafa mujj yàgg doon benn quartier bu ndaw. à travers li nga xamante ni mooy internet ak réseaux sociaux yi lu xew fële rek mën naa xew fii te nit ñi mën nañ ko yëgandoo waaye ñu ñëw taxaw ci lenn loo xamante ni lu doy waar la wala boog ay nit di ko wax ku tëj ay hôpital ubbi ngay ay bàmmeel ñu gis jékki-jékki mbir mu rëy dal suñu kaw hôpital Aristide Le Dantec gars yi jékki-jékki tëj ko par décret nga gis ni mooy hôpital bi daan jël ñi ëpp ci ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu dem di fa fajoo benn waaye day wax naan day CTO mooy hôpitalu ministère yi waaye Le Dantec mooy hôpitalu néew gi doole yi tëjun woowu noonu ak ñaawteef fi si am lan nga ñu ciy indil ci ak njàngat waaw xam nga li ma ciy indi rek mooy li ñu doon wax léegi xëy na mbir mi leeragul ñu ngi ciy gëstu mais dañ doon wax ñu ne suñu aéroport bi Turquie yi dañu ko defaraloon ñu war ko fay ba 2029 ñu dégg ñu ne état bi fay na ko te déjà état Sénégal amul xaalis boobu te niñ leen xamee tamit doo signé ak nit ba 2029 di ko fay léegi loolu ñoom duñ ko def
ñu ne hôpital Le Dantec lañ leen fayee moom lañ ko jox Turquie est-ce que dëgg la wala du dëgg loolu leeraguma ñu ngi ciy def investigation te heure bu ñu ci amee lu ñu leer aussi dinañ ko wax incha allah mais li ma la mën a wax rek mooy loolu lépp daf lay won lenn lu simple que ni état population yi intéressé wu ko jarul dem université di jàngi jarul ubbi téere di jàngi parce que hôpital boo xam ne nii fa la baadoole di fajoo ba pare nag fajoo bu metti fajoo bu metti soit da ngay dem doo am xaalis soit boo amee xaalis du am plateau technique soit su amee plateau technique médecin ya doyuñ la tuuti loolu nga ko am li Olof Njaay doon wax saraxatoo kay yalwaan la mu amoon nga jël ko loolu moo lay won ni ñaar moo fi nekk yéenewuñ askan wi jàmm ba pare askan wi taxu leen fee toog moo tax philosophe allemand ba mu doon wax mu ne état day fen te fen bi gën a garaaw ci état mooy bu ne l'état c'est moi le peuple nit si nee na fu état ŋaangee ne c'est moi le peuple rek jàppale mi ngi ci fen yu rëy parce que askan intéressé wu ko te lii ak leneen ak leneen ak leneen intérêt loolu la xam nga dañ dégg naa waa ji di wax mu ne loolu amul problème parce que de toute façon ku fi feebar tamit dinañ la jëlee Dantec yóbbu la dalal jàmm du loolu problème bi nekkul loolu même buñ amoon téeméeri hôpital doyul benn hôpital Le Dantec symbole la dafa am lu muy tekki ñaar même buñ demoon ba koy tëj dañu ci war a yóbbu assemblée nationale waxtaan ci mu jar ñu def ay assises nationales waxtaan ci ba sénégalais bi nga xam ne moom hôpital bi mu gis ni hôpital bi léegi mën nañ koo maye wala mën nañ koo jaay ñu tëj ko mais def nañ ko tàgguwuñ kenn def nañ ko te la ñu amoon doyul kon li leen ci jublu rek man ni ma koy mën a gisee mooy ñii dañoo bëgg a sonal askanu Sénégal te loolu lañ mosuñ taxaw ci leneen ak ñoom. macha allah sonal gi moom xam naa ni mooy li gën a wér. ndax bu dee tëj nga ko rek ñu bari ñi ngi génn di jooy yuuxu yi di tar te kenn ku ne foo yuuxoo doo am foo kii waaye ñu ñëw tuuti ci li nga xamante ni mën nañ ne mooy bëgg a xew ci jamono yi mooy installation assemblée nationale bi nga xamante ni ci leen dëgmal defe naa ni bokkoon nga ci ab benn liste boo xamante ni benn député moo fa génn waaye ñu war a installer assemblée nationale bi ñu doon wax cohabitation dina amam du am mujj gi amul ndax am na kenn ku jóge ci opposition bi dem te ci lu jiitu woon dafa waatoon ni du masa fekki nguur gi ak assemblée nationale bi installation bi ban jàngeen nga ci mën a indi ndax li askan wi doon xaar ci assemblée nationale ndax jàpp nga ne dina fa mas a am yi xam nga loolu question bu naqaree tontu la parce que li ma ci mën a xam daal ne man jàpp naa ne mooy évidence maanaam loo xam ne kenn du ko naatale mooy assemblée nationale liñ ciy xaar munul am parce que ña fa nekk duñu ko def xam nga assemblée nationale député yi gën a bëri déjà ñoom amoon nañ 82. Pape Diop fekki leen am na keneen ku jógee PDS ku leen fekki damay fàtte tur bi dina ñëw léegi donc léegi presque am nañ ñoom 84 députés te ñoom boo jàppee ne Macky Sall bi leen jiite bi assemblée nationale nekkee assemblée nationale ba tey lam fay defal ñaar la loo xam ne nii moom pour intérêt boppam la wala loo xam ne pour intérêt APR la daf fi yàgg nag boo jëlee loi Ñaajaar Seen boo jëlee loi amendement Moussa Sy boo jëlee amendement Sada Ndiaye ak leneen Macky Sall ca boppam bañ koy bëgg a xeex pour jëlee assemblée bi président bi juróomi at indi ko ci ñaari at dañoo woo Sada Ndiaye mu woote loi indi benn loi comme ña ngay xeex Macky Sall ñu ne ko léegi bu na toog ci assemblée bi juróomi at ñaari at nga fiy am Abdoulaye Wade ci affaire maître Sey bi ñu rey nga xam ne ba tey xamuñ ku ko rey bi ñu ñëwee di xaar Abdoulaye Wade leeral ko Abdoulaye Wade dafa génne benn loi amnistie ñëpp ñi nga xam ne nii defoon nañ ay crime ca jamonoy boobu ba 82 ba booba képp ku ci reyoon ni ci affaire politique baal nañ la député yi voté ko ak leneen kon man xaaruma assemblée bi indi suñu mébét ba mu mat parce que ña ko fa war a def bëriwuñ ko fa mais lañ doon def démb duñ ko mun a def parce que 80 députés bu fekkee ñoom ñëpp góorgóorlu nañ li ñu gëm ñu def ko ñee buñ daan jalgati téeméer bii pas defe naa ne du ñu mun a jalgati juróom fukk mais assemblée nationale bi changé Sénégal dëgg di indi ay loi yoo xam ne pour loi askan yi la du doon assemblée bi parce que ña fa nekk bëgg nañ ko mais ña fa ëpp duñ leen bàyyi te dañuy yëkkati loxo te ñu ngi leen di xool te dañ leen a fal tamit parce que loolu aussi Ahmadou xam nga li koy indi yëpp mooy ni ñuy falee député yi raw gàddu gi système majoritaire bi kooku dañ ko war a bàyyi parce que député ñu bëri tey ñu ngi nekk assemblée nationale askan bi falu leen pouvoir bi moo leen fal
moo tax ñoom duñ ko nëbb dañ daan wax ne nous sommes les députés de Abdoulaye Wade nous sommes les députés de Macky Sall Abdou Diouf da doon wax mu ne il faut qu'une majorité serve à quelque chose bëri gi ñu bëri assemblée il faut mu am lu mu ñu jëriñ te quelque chose boobu moo nekkoon intérêt parti socialiste. donc assemblée bi xëy na du ma wax ne dana yara dal de waaye bu juree doom it doom ji du mat. macha allah su juree doom ji du mat te yara dal sax lañ ci gën a yaakaar ndax 80 nga wax waaye man jàpp ma ne 80 la muy 79 la ndax kenn ki dane ni oui ni non. waaw mooy déwuma fenn ci digg bi. wax jooju ñaar la sax kay. wax jooju noo ko mën a analyser muy déwuma fii nga fekk ñaar ñu tooñ nga ne ànduma ak ki nu tooñ ànduma ak ki tooñ nooy mën a jàppee wax jooju. waaw man ni ma koy mën a jàppee mooy koo xam ne naroo def lu leer xam nga lu tax parce que mbir mi sax du kii tooñ ak ki ñu tooñ mbir mi mooy yow ba ngay dem def campagne muy Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane ak Pape Diop ñoom ñëpp ba ñuy def campagne dañ doon def campagne contre Macky Sall dañ doon def campagne pour bu Macky Sall am majorité te xam nga àddina dafa toll foo xam ne nii li philosophe bi di wax il ne faut pas cracher contre le vent nit buy ngelaw nga tufli ci ngelaw li da koy indiwaat sa kanam moom la tubaab di wax effet boomerang bu demee dafay ñëwaat li doon dëgg di yoon mooy comme ñoom dañ leen a faloon parce que loolu la ñu waxante woon ak nit ñi tey ñu dem bokk ca yeewi askan wa parce que loolu la ñu tuddee seen bopp mën a changer réew mi mais man ànduma ak kii ànduma ak kee daal li olof Njaay di wax laa ciy wax rek mooy seetaan ci sot la bokk. seetaan moo dàq ci ndaje. waaw tey waaw mais ci sot la bokk. seetaan ci sot la bokk te seetaan moom mooy loolu soo seetaanee rek mën naa am mbir moo xamante ni dina am ta coow mën na cee jub waaye ba tey tamit ñu taxawaat ci ki nga tudd léegi muy Papa Djibril Fall ñu gis lu yàggut dara ay révélation yu bare bari commencé génn ci moom ay nit toog di wax naan ñoo ko àndoon logistique yi nga xamante ni moom la doon campagne au fur et à mesure que dina war ñi naan am na xaalis bu mun ko aadoon joxu leen ko wala boog liñ waxante woon ak moom defu ko ba ñu gis ay vidéo yu fi wite benn xale nekk ci wetam di wax ak moom naan ko waxal foo bokk am ci ñenn ñu génn scénario la boo xamante ni ñoom ñoo ko tëgg seen biir nooy jàngate wax yooyu. waaw loolu yëpp daf lay wan rek ne gis nga lu leerut rek lëndëm na parce que Pape Djibril Fall man nekkoon naa ci listam 13e position ñu bëri mere ma ci mais dama leen wax ne leen xëy na nit ñi mere ma parce que man philosophe bi ma doon xëy na man fa ma doon xoolee ak ñoom fañ doon xoolee du benn. parce que Pape Djibril Fall man ñaari yoon lañ gisante ci àddina benn bi fii la Fadia benn bi feneen la ñettut téléphone presque duñ ko wax bañ ca paree ba tey sax envoyé ma message ne ma merci ba may dugg ca liste ba tamit ku jàng tuuti xam nga ne liste boobu mënul woon am ñetti député su amoon ñetti député c'est la surprise générale kon man xam naa ne yéwén moo ma fa yóbbu woon parce que man bëgguma xeeb nit rus naa topp ci diw man loolu du ma ko wax parce que boobu damaa amoon yaakaar bu bëri ci moom mais gis naa ne nag ceew li topp na ko comme nag ku ci nekk la ngay wax tey da nga ko waxaat te li ñuy wax yëpp yàlla ñuy filmer te dëgg dina feeñ du ma wax ni def na wala defut waaye xam naa ne daal ku ñëpp tuf li nga tooy te coow li topp na ko mais comme li ci kanam rawul li bët nañu toog di seetaan xam nga aussi li waaj a wax caw man woo naa ko téléphone ñu wax dëgg yàlla nit ki jox la récépissé par thème parce que Pape Djibril amul récépissé nit ki jël 15 millions defal la ko caution nit ki jël ay otoom jox la ko ngeen campagne nga pare di def conférence de presse yow remercier woo ko loolu moom ku ko dégg ku ne da tey na xel wax dëgg yàlla man mën naa jàpp ne mën na ma bañ a remercier xëy na man li ma ko defal gisu ko mais kële au moins li mu wax ne moom la def Pape Djibril Fall daal coow li topp na ko mais on verra bientôt il fera bientôt jour on verra bientôt nga gis ni coow li topp na ko ci révélation yooyu yëpp am waaye jamono bi tamit ak ni mu tëddee nit ñi kenn ku ne li olof di wax naan bala ngaa xam nit dëggantaan jaay nga bàyyi ko ba mu yor ay ndombay tànk wala booba ngay soog a analyser nit waaye bul analyser nit ci jikko bi nga xamante ni wan na ko Sénégalais yi ak liste bi nga xamante ni nekkoon na ci en 13e position waaye mu nekk loo xamante ni lu doy waar la ak ci mbir yi nga xamante ni moom ne waaye nga gis ni jamono bi ñu toll nii léegi suñu jigee ci Pape Djibril Thierno Alassane mi nga xamante ni moom it comme ni Pape Djibril def la def est-ce que jàpp nga ni moom dina mos a rejoindre parti APR ndax am na mbir yu doy waar yu xewoon seen diggante ñoom lu nekkul ci intérêt Sénégal te dafa lànkoon. waaw xam nga affaire politicien dafa mel ni affaire nawet xiin taxul ñu taw ñàkk xiin taxul ñu taw. waaw non seen affaire loolu la parce que histoire du Sénégal si politique
amul ay lu ñaaw lu nit waxante wuñ te ànduñ. dëgg la boo ko xoolee ca Senghor ba ca tey ñoom dañoo yore comme jikko avocat lañ yore. ñoom. doy na ci firnde Seck Idrissa Seck Macky Sall. waaw kay bàyyi kon yow jeexal nga wax ji Idrissa Seck Macky Sall ak ñoom bala ñoo ñëw keneen ak keneen politique moo mel noonu. Habib Thiam nga xam ne moom la Abdou Diouf tuddee taawam ñu bokkoon nekk assemblée mu def ko premier ministre ñu seq teraanga gu bëri ci àdduna dem nañ ba ñoom ñaar duñu wax. Habib Thiam moo ko bind ci livre baa ngi fii ñëpp gis ko donc ñoom noonu lañ demee mais Thierno Alassane Sall moom bu fekkee dama ciy am conviction rek parce que conviction mooy li nga gëm bokkul ak certitude mu lenn ne yow mi tey man maa la mag loolu certitude la que ni man yaa ma gën wala maa la gën loolu conviction la rek kenn xamul am naa conviction ni que du leen mos a fekki xam nga fekk bi ak ñàkk fekk bi xam nga fan nga koy xamee ci assemblée mooy bu ñu demee ba war a voter benn loi par exemple Macky Sall tey su ñëwoon ne dafay voter benn loi pour ne léegi mandat bi kenn dootu ko limiter. parce que loolu mën na koo def parce que li muy dajale lépp loolu bokk na ci parce que loolu bu ko defee rek ba député yi voté ko dafay am légalité mënatoo koo xeex sur le terrain légal te su amee légalité assemblée nationale may ko mu ne damay dem élection ku génn fii policiers yi dañ lay rey parce que dañ naan tu es anticonstitutionnel xam nga fi ne ñu ngi werete candidat am parce que constitution bi mayu ko mais bu demee ba député yi changer constitution bi parce que mën nañ ko voter loi bu boobaa dafay am réew mi dootul ànd ak moom mais loi dina ànd ak moom parce que légalité du légitimité légalité mooy li loi may. légitimité mooy li nga xam ne nii moom la sa askan bëgg. ma jox la benn exemple Sénégal naan fi sàngara c'est légal. bu la neexoon nga jël sa butéelub sàngara dem ba bureau commissaire def ko sa saak teg ko commissaire amul lu mu lay wax. parce que loi moo la may nga naan sàngara. mais man mii soo ma fekkoon may naan sàngara xëy na mën nga maa xeeb te pourtant c'est dagan na. loolu mooy différence entre légitimité ak légalité donc nga gis ni man Thierno Alassane Sall gëw ma ko parce que gëw ma mu dem fekk Macky Sall parce que am na lu mu gëm. et que gis naa ni gisuñ kenn ku visible ku nekk ci gannaawam te nag dafa am ñu mu àndal aussi parce que boo àndee ku mel ni Thierno Bocoum man Thierno Bocoum gëm naa ni am na lu mu gëm ak waa ji Diouf bi nekkoon ci Idrissa Seck kooku aussi am na lu mu gëm man ñooñu bu ñu demoon tey fekk Macky Sall dina ma jaaxal léegi nag fan la ñuy xamee ku ànd ak Macky Sall ak ku àndut ak Macky Sall mooy bu ñu demee ba voté loi bu demee ba voté loi Macky Sall ñëw tey ne man damaa bëgg a doon buur dama fee bëgg a toog ba jóge fi su ma paree jox Amadou Sall kan moo ci d'accord mais xëy na waa Bennoo ñoom ñëpp dina yëkkati seen loxo mais ñu xool bu boobaa loi boobu nga xam ne nii intéressé wul Sénégalais yi Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane dañ naan ñoo bañ wala dañ naan ànd nañ ci bu boobaa la ñuy mën a wax ndax ñii c'est des traîtres wala c'est des patriotes. macha allah c'est des traîtres wala c'est des patriotes waaye ñu def route vers 2024 élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko génn na def sorteem ni dina doon candidat daan ne Yewwi Askan Wi 2024 ku mu neex mën ngaa doon candidat waaye. coalition bi du tas lan ngay indi ci ab contribution ci wax jooju. waaw mais loolu c'est tout à fait normal mais histoire du Sénégal noonu la mun a demee. benn Ousmane Sonko toll na tey foo xam ne nii ci jamono mais jarul woon sax mu ne dafay nekk candidat parce que fii ñu toll bu neexee ak bu naqaree moom moo fi opposant bi gën a siiw nekk fi gën a siiw nag tekkul ne da ngay falu. parce que diggante fii ak 2024 lu nekk mën na fee xew ba pare yàlla mooy fal buur mais bu ñu ko tegee ci benn logique humaine kese teg ko ci ay numérique kese teg ko ci parcours am moom moo nekk ci yoonu falu kon moom bu ko neexee mu def ko mais xam nga pluralité des candidats mënul ñàkk. et puis loolu du sax inconvénient parce que gis nga pluralité des candidats yow nga dem man ma dem fekk ñu ñaar ñoo far keneen ak keneen dem yow nga am 3% man ma am 2% kee am 5% dafay tax Macky Sall du mun a am 51 yi mu soxla pour falu. dañ koy roccet di ko roccet donc loolu dara newu ci bu ñu demee nag ba deuxième tour foofu nag la wax ña nekk parce que loolu bu amee ñu dem ba deuxième tour par exemple Ousmane Sonko jàkkaarloo ak Macky Sall mu am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo war a atte comme li mu fi demee woon en 2000. ñi indi seen 11% ñi indi seen 6% bu boobaa ay milliards dafay génn. ay oto yu dul jeex dafay génn ay teraanga dafay génn ay ray sax dafay taxaw. bu boobaa am na ñoo xam ne nii suñ ko gëmul mun nañ woon Ousmane Sonko gannaaw donc loolu mooy inconvénient bi mais ñoom ñëpp mënuñoo ànd dem parce que ku ci nekk dafa am loo gëmal sa bopp Barthélémy Dias gëm na ni mën na nekk président du Sénégal am na ñeneen ñuy ñëw gëm nañ ni mën nañ nekk président du Sénégal kon gis nga li waa ji di wax rek il ne faut pas bouillir les marmites de l'avenir nañu toog di seetaan rek. macha allah xam naa ne ñi ngi ci dernier kii yi waaye ci Barthélémy Dias moom nee na du posé wu candidat ndax su ko defee dina am lu mu wàññi ci Ousmane wala léegi ndax
gëm gi nga xamante ni gis na ni am nañu ko gëm ndax loolu jàpp nga ni su posé woon candidat dina am lu mu mën a wàññi ci Ousmane Sonko wala. non balaa may wax sax dina am ci lu mu mën a wàññi deet xam nga loolu waxam la rek. waxi jamono la rek. Barthélémy Dias def na fi benn vidéo teg ko ci nee na xam-xamu boppam wane ne Macky Sall mun na am 3e mandat. na xanaa non bu fekkee tubaab la ñuy wax làkk ay tubaab ba mu wax te gënul léegi nit ñi tubaab fi ñëpp ñu bëri jàng nañ donc loolu mu wax mun na ko def mais Barthélémy Dias li leer ba leer mooy bu demoon day wàññil Ousmane Sonko dara ku demoon yow mi tey soo amoon parti dem il faut nga wàññil Ousmane Sonko dara wàññil Macky Sall dara parce que gis nga politique Sénégal ni ñuy voté dafa xaw a metti intérêt daf ciy dugg diine daf ciy dugg complot daf ciy dugg xaalis daf ciy dugg lu bëri daf ciy dugg moo tax mu jaxasoo. waaw. macha allah ñu am benn vidéo rek bu nu dégloondoo ensemble boo xamante ni xëy na di nga ci mën a am tuuti jàngat yaakaar naa su ma juumul vidéo bu xaw a kii la. Pourquoi nous Africains, quel que soit votre pays, Somalie, Éthiopie, Sénégal, Gambie, Guinée, si vous entendez que 53 gendarmes burkinabés ont été massacrés, et vous savez comment ils les tuent, ils les égorgent. Il les massacre, il les brûle. Vous l'apprenez, prenez votre petit déjeuner, vous allez au travail tranquillement. Comme il ne s'est rien passé. Pourquoi on n'a pas marché dans nos capitales pour soutenir le Burkina Faso? Vous voyez la situation du Burkina aujourd'hui. Pourquoi on ne lève pas une armée sous-régionale ouest-africaine, aller au Burkina dire aux soldats burkinabés, au peuple burkinabé, vous êtes nous, nous sommes vous, nous sommes là avec vous. Pourquoi on ne le fait pas? Chacun attend qu'on vienne l'attaquer dans son pays, qu'on tue au Niger, qu'on tue au Tchad, qu'on tue au Mali. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Ce que nous faisons ici, c'est excellent. muy lu doy waar te amoon na fi bu yàggul benn soldat français boo xamante ni am na jafe-jafe woon ak Sénégal. état français bi yëpp jóg. soldats sénégalais yi ñu rayoon dégguñu ci benn yoon africain yi wax ci muy lu doy waar ci biir Afrique. mu mel ni dañuy xeeb der bu ñuul bi wala dañoo gëmul suñu bopp. waaw dañoo gëmul suñu bopp rek. xam nga gis nga li xew ci Afrique dama koy méngale li xew ci diggante jullit yi. gis nga jullit bi ñuy rey Palestine am na ku toog Touba wala Tivaouane wala Ndiassane wala Kaolack gisul ne ki ñu rey moroomu jullitam la. Sidi Lamine Niass da doon wax mu ne benn jullit bu nekk su jëloon ndox mu tàng sotti ko Israël. rek problème bi jeex mais am na jullit yoo xam ne Israël lañ àndal tey boo demee ci dëkk arabe yi ñu jàpp ay musulman tëj leen chinois yi di leen rey ñu nekk ay nit ku ñuul arabe bi jàppul sax ne kii diineem la ñoo bokk diine te yàlla wax na ci alxuraan que ne jullit du jullit mooy mbokkam loolu moo ñu dal ñun africains yi tubaab yi dafa am ñaar yoo xam ne dañ ko réussir te ñun dañ ko war a dindi bi ñu njëkk réussir mooy ñoom dañoo dem ba nekk benn bu problème amee dañuy toog la koy won mooy la conférence de Balza la conférence de xawma Yalta ak yeneen ba ñu waa Berlin voilà ba ñuy bëgg a séddoo Afrique dañoo toog ci seeni biir ne africains yi jarul ñuy xeex yow kay Badawi waxal ne lii nga bëgg man ma wax ne lii laa bëgg ñu séddoo ko dem jeex na tàkk duñ reyante deuxième guerre mondiale bi idem am na fu muy toll dañuy booloo ñoom dañoo dem ba booloo am États-Unis am UE am lépp loolu ñoom dañ koo réussir nekk benn say bien que ñu ngi am problème seen biir mais bu keneen taxawee dañuy nekk benn leneen li ñu réussir mooy li chinois Achebe di wax ci livre am ba Le Monde s'effondre chinois Achebe nee na tubaab bi dafa jël paaka dagg ko ñun ñëpp ñu tasaaroo ku nekk jaar ci yoonam tey da ngay fekk benn burkinabé mu taxaw ak benn malien ak benn sénégalais mais du ñu jàpp ne ñoom ñëpp ay africain lañ da ngay gis ni kii burkinabé la Ablaye Wade wax na ko te wax na dëgg Ablaye Wade nee na sénégalais yi nekk Côte d'Ivoire ñoo gën a sonn sénégalais yi nekk France jàmm dañu am France amuñ ko Côte d'Ivoire yow soo jóge woon fii tey di voyage yi dem Mali wala ngay dem Guinée ci yoon bi da nga ci daj lu ne da nga yaakaar ne safara nga jëm te say moromu africain ñoo la koy def alors que tubaab bi xoolal l'espace Schengen tey lépp luy Europe benn train ngay jël mu wëral la Europe yëpp passeport sax doo ko laaj loolu rek mooy lekk ñoom booloo nañ ba pare tere ñu booloo indi ñu ñi nekk ay communiste ñi nekk ay nangam ñi nekk ay nangam ñi nekk ay nangam ñu tasaare ñu loolu moo tax li Cheikh Tidiane Gadio wax dëgg la benn tubaab bu dee Europe yëpp di yëngatu ñu jël ay militaire
africain di leen rendi mais ku nekk da ngay toog di seetaan télé da nga ciy yem sax zappé seetaan pare ndeysaan lii metti na continuer parce que jàppoon ni sa mbokk la foofu la ñu tubaab bi kiyee nag. macha allah professeur ñoo ngi lay de santaat bu baax ci nangu gi ñu ko nangul xam na ni xat na coono yi bari na ba tax nga dagg yitt yu bari nangul ñu ko tey ci lii nga xamante ni waxtaan bu am solo la bii nga xamante ni tabaarkalla xam-xam génn na ci jàpp naa ni képp koo xamante ni diglu nga ko te teewlu ko normalement yaakaar naa ni mën nga cee jëlee lu bëree bëri jamono ji mën naa ko tuddee cours magistral nga ñu doon defar boo xamante ni bu am solo la ci dimension bi Sénégal toll waaye particulier ak Afrique gi ñu nekkee yàlla na yàlla yokk xam-xam bi te dëgëral la te defal la taxawaay bu yaatu ba li nga xamante ni am nga ko yéene ci ëllëgu réew mi borom bi tabaaraka wa taala jàppale la ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa rek kàddu gu mujj nga xamante ni moom ngay tàggatoo ak dénkaane yi ngay dénkaane jeunesse ba Afrique bépp rek su ko defee ñu mën a jàll bu beneen yoon. waaw kàddu gi déjà dama leen di remercier di leen ñaanal parce que yéen it mënoon ngeen a gàddu seeni appareil dem di lijjanti leneen loo xam ne moo gën a am xaalis parce que am na loo xam ne tey boo ko doon filmer bu la neexee nga gaare ay oto mais àddina lépp ay choix la li may wax jeunesse africaine bi nag mooy nañu gëm lenn te loolu ñëpp d'accord nañ ci Olof Njaay day wax mu ne mbooloo mooy boole tubaab bi mu ne l'union fait la force Kwame Nkrumah wax na ko ñëpp Cheikh Anta Diop ñëpp Serigne ñin ñëpp bind na ko El Hadji Ibrahima Niass ñëpp bind nañ ko africains yi fekk nekkuñ benn duñ jëm kanam Sénégal mënta développer mukk ci kaw suuf te Gambie gi am ay problème loolu mënul nekk dafa am benn historien Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yërëm mu nekkoon université mu ne il peut pas y avoir une île de paradis dans un enfer d'océan déedéet yow fi nga dëkk yëpp mënul nekk safara yow nga nekk ci biir safara bi nekk àjjana yàlla dafa séparer safara ak àjjana ci li ma gëm loolu laa yaakaar kon li ma leen di wax mooy nañu xaar am na discours yoo xam ne dafa waru juddu te vrai discours bi mooy ñu dellu ci panafricanisme mooy ñu gëm ñaar li ñu def fii ci suñu bopp yi que ne àddina bi nii li fi am tey tubaab yi ñoo ko defar loolu du dëgg balaa tubaab yi lépp loo xam ne nii muy montre muy brouette muy bind muy lépp su defoon nañ ko fi ñeneen ñu dul tubaab ñu dindi seen bopp ne tubaab moo leen gën Cheikh Anta Diop dafay wax mu ne la vérité sonne blanche lu waay bind bu fekkee Jean la tudd wala René wala Paul gars yi ne bismillah nañ ko jàngale waaye bu dee Mamadou la tudd wala Ngañ la tudd wala Idrissa la tudd gars yi commencé di leen xeeb loolu nañ ko dindi suñu bopp beneen bi mooy nañu jéem a booloo te xam ne mënuñoo sauver Sénégal te sauver wuñu Afrique en tout cas ñun de am na ci loo xam ne nii ñu ngi koy liggéey ma wax ko ñëpp bu ñu paree dinañ oo jeune Sénégal yëpp ñu ngi ciy waxtaan ak nit ñi di ñu ci wuyu si mais comme yàq te ñor bu baaxul ñu yëgle ko rek xam ne bu ñu ci paree ñun aussi war nañoo mën a taxaw pour que africain nekk benn parce que loo mënti wax loo mënti def di setal sa biir néeg peinture sa biir néeg cuuraay sa biir néeg defar ko lépp alors kër gi la wër lépp mi ngi xeeñ kër gi la wër lépp mi ngi salte bu salte bi dugul sa biir kërit xet dina la rey te xet baaxul. dëgg la waaw. macha allah professeur daanaka yaakaar naa junj na ko li nga xamante ni togg la bu ñoragut dañ naan togg bu ñoragut kenn du ko yàq waaye cin su naree neex su baxee xeeñ te yaakaar naa mi ngi commencé bax di génne yoo xamante ni yu am solo la xëy na incha allahu rabbi ci jamono yu néew di ngeen ko gis ñu fesal ko bu soobee yàlla ko yónenteem ànd ci professeur dina ko fesal ànd ceeg ñi mu ci war a àndal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci nekk bu soobee yàlla mu nekk lu nar a am solo incha allahu rabbi xam naa ñi ngi dellu di santaat ak di jaajëfal mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci waxtaan wu am solo wi nii mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci télé bu mag bi di télé Touba Mbella di télé Serigne Cheikh Sëñ Mahmadan Mbacké mu xamante ni wax dëgg yàlla yitteem jëpp mooy Afrique waaye yitteem jëpp mooy diine islam yitteem jëpp mooy sénégalais yi booloo yitteem yëpp mooy nit ku ñuul am tir bu rëy ci àdduna Sëñ Cheikh Mahmadan ñoo ngi koy ñaanal borom bi guddalu fanam waaye di ñaanal général moom it yàlla defal ko tawfeex bu yaatoo ak ñi nga xamante ni ñoo jaar ci mbir mi ñëpp ku ci mel ni Xaadim Création mbokkum El Hadji Omar mu baax moom tabarkal yàlla na yàlla di def tawfeex bu baax wa axiru daawaana alhamdulilah yaxfirullah li wa lakum wa li saa'iril muminin wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dal leen jàmm ci Kër Bamba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy Kër Bamba Imo fii ci Touba Kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan
bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la Kër Bamba Immo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la dañu lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service sous transfert d'argent assurance de véhicule toute branche suñu siège mi ngi nekk fii ci Ndakaaru fii ci marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 33 832 37 18 suñu succursale ba nekk ci Touba maanaam suñu place ba nekk ci Touba 28 janook route nationale bi ak station Mac Kër Bamba Immo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal di bës fii ñu bind abonné wu nga daal di bës tous cloche notification bii dend ak moom rek lépp daal di yem.